ci Walf TV egsi nañu ci waxtu bi ñu war a dalal sunu invité tey nag ñu ngi am mbégte di dalal Aliou Tine nekk fondateur Afrikajom Center nekk tamit ku ñu ràññee ci Sénégal ak ci Afrique ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama di droit de l'homme Aliou Tine ñu ngi lay nuyu. Père Edouard maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur Walfadjri yëpp. di la remercier bu baax si li nga wuy si sunu invitation malgré sa agenda bi ñu xam ni dafa chargé lool. Voilà alors Aliou Tine nag fu ñuy démarrer mooy xibaar bu tiis di Amadou Toumani Touré nekkoon président Mali bañ ko daanelee sax nekkoon na Sénégal dundoon fi lu yàgg ba commencé woon sax miinanteeg sénégalais yi bu baax tey ñu xëy ñu ni ñàkk na bakkanam fële ca Turquie ginnaaw ba mu doon def lii di opération ci xol bi finalement mu jaaree fa wuy ji boromam tey ban kàddub seede nga yëkkati ci kaw kooku jóge fii ci àdduna bi di Amadou Toumani Touré. xam nga Amadou Toumani Touré li ñu gën a ràññee ci moom mooy dafa baax dafa laa biir te it bëgg nit c'est-à-dire dafa am chaleur boo xam ne mooy moom lay dégager bu fekkee ne dafay wax ak yow wan ne nit de vraiment yow tu compte ak nu mu koy waxee ak pas-pasam sourire am ngay gis tout le temps bu lay accueillir ak gestes yi ak yëpp Amadou Toumani Touré nag nekk tamit et puis kooku dañu koy fàttali 91 moom ma jëkk na soldat boo xam ne dafa ne bon dictature bi fa amoon mu arrêté ko daal di def li ñuy wax transition démocratique 91 ba nga xam ne comment dirais-je 93 la gars yi def seen élection yu baax daal di dem mu may daal mu dem yoonam ci tranquille kooku mooy li nga xam ne moom lañ jëkk a seede gën a xam ci lu rafet ci lu la ràññee ci moom. mu nekkoon lu raar ci jamono jooju. mu nekkoon lu raar ñi def coup d'état yëpp dañu bëgg. ñi defoon coup d'état yëpp. dañu bëgg toog. mais moom moo def coup d'état préparer transition bu baax ba pare fexe ba nga xam ne li ñuy wax démocratie ak pluralisme la ñuy wax dëgg te dee bu fekkee ne am na ci ñi nga xam ne ñoo ko sooke ci la bopp mu nekk lu rafet Amadou Toumani Touré nekk tamit koo xam ne ci crise bii nga xam ne moom la ñu toll. muy crise sécuritaire muy transition démocratique maanaam ak xam-xamam ci transition politique ak xam-xamam parce que ni mu xamee li ñuy wax région Mopti moom fa la juddoo fa la soqe ko daf xam bu baax waaso yi nga xam ne dañ fa nekk ñooñu respecté ko bu baax a baax a baax di ko déglu bu baax a baax te bi muy jóge fii daf ma wóolu ma ñëw mu ne ma Alioune Ndeye man maa ngi nii di waaj a dem te liggéey bii ma bëgg liggéey daal pour jàmm dellu si Mali la loolu laa bëgg projet yi ma am ak yépp mu ngi nii enveloppe baa ngi nii ma jox la ko léegi su fa ma bëgg a jot kii ngay woo jot ko directeur de cabinet donc ñu jël ko dem chaque fois su ma demee Mali man nga xam ne damay en tant que expert indépendant des Nations Unies damay jaar fa mu nekk déglu ko wax yi may wax su may def sama rapport dafay am njëriñ bu baax a baax a baax waaye li nga xam ne tamit ràññee na ko ci moom mooy bëgg bi mu bëgg xale gis nga bi mu nekkee ci transition bi moom moo ko nettali de mu ne bu daan génn rek xale yi dañuy ñëw ci moom di ko kii neen bi mu gisee loolu mu ne man de mission bi ma am mi ngi nii mooy fexe ba nga xam ne lii di ak yelleefu xale yi ma toppatoo ko ci la def fondation bi te man bi ma demee bés ma fekk mu ngi nekk en pleine campagne électorale ndax boobu sax El Hadj Kassé mu nga fa woon di ko jàppale ma dem Seydou Sissou Maam mu ñëw kër gi muy fees dell ak ay xale yaa ngi daw ci palais présidentiel de ñu ngi daw di dem fii daw dem fa mel ni fii li fa lañ mës a dëkk indaale nag benn kii boo xam ne gafaka boo xam ne xaalis a ci ne ñi seen dërëm yi la ñu cotiser ni ko président Amadou Toumani Touré lii mooy suñu contribution pour yow nga dem def sa campagne électorale mu ne ma Aliou gis nga de xaalis bi ñu ma jox mi ngi nii ba pare nag fondation bi mu defar pour toppatoo ak yelleefu xale yi toppatoo leen chaque fois soo koy dem seeti fa nga koy dem seeti donc bëgg boobu mu bëgg xale yi bëgg bi nga xam ne moom la bëgg Mali xam-xam bi mu am dafa ne loo xam ne ñàkk nañu koo xam ne dëgg-dëgg jàmbaar la ñàkk nañu koo xam ni tamit xarañ na ñàkk nañu patriote boo xam ne c'est un patriote ardent ñàkk koo xam ne dafa bëgg aussi jàmm te loolu am solo la ñu nga xam ne parce que même biñ ko kiyee nettali na ma ko bi nga xamee ni coup d'état bi am na ñu koy wut mu ne ma Aline maa ngi woon dugg ne génn woon Mali de maa ngi woon biir Mali
bu ñu waxee mu ni man daal mu ni gars yi ne leen tekk du ma def dara loo xam ni waa Mali dañuy xeex ci la d'accord génn signé ñu andi ko fii Sénégal. temps yooyu Mankeur Ndiaye moo nekkoon ambassadeur bi foofu. ambassadeur waaw voilà au Mali. moo toppatoo woon opération yëpp ba opération yi pare. waaw xam nga bilan aussi dafay am actif am aussi passif ci passif yooyu bokk na si li ñu koy reproché que ni ba muy nekk président daanaka démocratie mu bu mool moo fa amoon ñu naan consensus mu amul woon dynamique bi amul woon dara opposition beeg ñëpp la ñëw rek dugal leen ci nguur gi tax ba bés bi rek réew ma tax ndax amul woon pratiquement benn lanceur d'alerte ni mu amee si sa genre yi ak ñeneen fii si Sénégal loolu yow naka nga ko gisee. waaw am na benn concept bu mu génne woon. moom la ma doon wax mu ne ma Alioune ñun africains yi. li ñu war a am mooy démocratie consensuelle maanaam na ñëpp ñëw rek bokk ñu sa mbaxlu démocratie consensuelle boobu nga xam ne génne na ko dañ ko war a encore gëstu pour man bu ñu jël rek sànni war nañ ko gëstu. peut-être que moom mu ngi koy defee ni mu koy defee mais boo demee ci dëkk yu bëri ñu ngi koy defaa man li may gis fii tamit dafa mel ne de plus en plus fa lañ jóg dafa mel ne de plus en plus démocratie consensuelle lañ ne maanaam il faut que ñu gëstu ko par rapport ak ay non bu fekkee ne am nañu ay problèmes yoo xam ne ñun suñu état yi dafa vulnérable état yu nasax lañ am mais nag pour nga xam ne dañuy doxal noonu il faut que ñu bokk xalaat comme ni ñu defoon ci assise nationale parce que assise nationale yi indi woon na ay rupture yoo xam ne moom mënoon tax ñu seet nan la ñuy dem looloo tax ñoom tamit ñu ngi def seen transition mais seen transition bi ñu def pour refonder Mali la mais nañ ñaan yàlla rek ñu def ko am jot def ko ba nga mu baax ba nga xam ne dëgg-dëgg Mali dina nekkaat exemple pour yeneen réew yi problème bi nga xam ne nag moom la am kooku buñ ko dañ ci teg suñu baaraam mooy problème gouvernance problème corruption amoon na fa te kooku tamit ci jàngoro yi nga xam ne moo am Afrique de l'Ouest yëpp la problème gouvernance moom moo ne jàngoro boo xam ne war nañu ñëpp taxaw ñu seet nan lañ koy faje ñu faj ko ba mu génn problème corruption nañ xool nan lañu koy faje jàngoro joo xam ne day yàq réew dafay rey ay institution dafay rey population yi te jàngoro ju rëy ju bon cancer la donc il faut ñu xool nan lañu koy ensemble parce que problème yi ñu am dañuy naan problème démocratie problème mu Sénégal la Mali déedéet problème mu démocratie yi am problème yi régional problème sécurité yi ñu am c'est des problèmes régionaux donc problème yooyu il faut que ñu am ay solutions régionales yoo xam ne moom lañ koy def donc il faut xalaat bi nekk xalaat bu yaatu waaw bu fekkee ne bëgg nañu dëgëral lii nga xam ne mooy suñu communauté économique bu CEDEAO ñu fexe ba nga xam ne dëgg-dëgg dañuy boole suñu xalaat boole suñu doole boole suñu xam-xam boole suñu man-man fexe ba nga xam ne danañ am kii boo xam ne kii bu dëgër la. waaw tey Mali ñoom mooy ñàkk Amadou Toumani Touré ñun Sénégal war na toll ci fukki fan ñàkkoon nañu tamit nit ku amoon jëmm ci réew mi ku ñu ràññee woon ci réew mi di professeur Iba Der Thiam génn àdduna naka nga gisee dundam fii ci Sénégal ak est-ce que yaakaar nga ni respect bi mu waroon am Sénégal reconnaissance bi mu waroon am na ko. Iba Der macha allah yàlla da ko mbay. mu nekk nit ku baax nit ku laabiir nit boo xam ne tamit patriotisme foo ko lam rek weesu na ko panafricanisme am foo ko lam rek weesu na ko te li Iba Der dafa am loo xam ne ci lu ñu soxla tey ci cadre mooy dafa am ay valeur gëm ay valeur te gëm suñu valeurs yi ñun en matière ci ak yelleefu doomu aadama wane ni ñun amoon nañ ko nit tey garabam am na nu mu ko toje ay valeurs yoo xam ne mooy ngor mooy jom di nga gis lim ciy wax yooyu bu fekkee ne bàyyil nañu ko fi loolu nga xam ne mooy li ëpp ak li gën yoo xam ne bàyyil nañu ko ñun ak askan bi ak gone yi loolu am na solo mu ne nit koo xam ne tamit li ñuy wax ak yelleefu doomu aadama da ko gëm bu baax parce que man mën naa ci seede man parce que amoon naa ay relation yoo xam ne ay relation xaritoo yoo boo ne nii rek mu woo ma te moom ci boppam moo daan témoigner ni moom Alioune Tine xaritam la bés biñ ma jàppee ba nga koy fàttaliku c'était en 2001 jàpp ma tëj ma dafa jël téléphone am woo président protesté après bi ñu ma jàppee ba bàyyi ma mu woo ma ni ma mais Alioune Tine yow lu tax bi nga paree
defaraloo rapport nga jox ko président ci mooy la conférence contre le racisme là bu Durban ak ay problème de réparation ma ne mais def naa ko kenn tontuwuma mu woo président ne ko il faut nga recevoir Alioune Tine dem palais mu ñëw ak saagam mel ni thèse la ñuy def mu ne waxtaan wu am solo maa ngi fàttaliku Souleymane Ndéné Ndiaye maa nga foon ak ki nga xam ne mooy Chérif El Walid Sey waxtaan bi jur lu am solo loo xam ne il faut que ñu xam ko tey parce que Iba Der am na yu muy indi ñun ni duñ ko xam bu ñu nee tey Afrique dañu am 5e région mooy diaspora bi mais ci waxtaan boobu la jógee te it il faut aussi ñu xamal Wade ni Wade day dégloo Wade day jàpp te boo ko waxee loo xam ne lii am na maanaa da koy jàpp ci la Wade defee discours boo xam ne discours bu am solo la bi ñu demee conférence mondiale de Durban proposé ko te loolu tey am na bu ñu fàtte nag mukk ne ci Sénégal la jóge ci waxtaan boobu la jóge ci aussi jàpp Alioune Tine aussi ci jóge ak intervention Iba Der donc Iba Der dafa laabiir Iba Der dafa baax Iba Der dafa bari xam-xam ba pare Iba Der dafa yëwan ci xam-xamam Iba Der am na ñu bëri ñoo xam ne fii ci biir Sénégal vraiment boofu bu ñu demee ba nga xam ne réussir nañ nekk ay savant un peu comme moom tamit ci la tax ci yéwénam boobu moo tax xool boobu nag dañu koy ñaan yàlla rek yàlla fay ko ci Firdaws waaw maa ngi mu del ci àjjana ci àjjana yi gën a kawe amiin mais si reconnaissance bi ndaxte daaw heure bi coow li bëri woon na trop ci moom ginnaaw ba mu génnee 5 premiers tomes yi ci l'histoire générale du Sénégal ñu ko doon attaqué fu nekk est-ce que yaakaar nga ni donc reconnaissance bi waroon moom am na ko il a été prophète chez lui. Iba Der est prophète chez lui. en tout cas amul benn borom xam-xam boo xam ne tey di nga ñëw di laam-laamee ndax am na xam-xam wala amul xam-xam maanaam Iba Der da nga koy méngale ak ñoom Cheikh Anta Diop ak ñoom Joseph Kizerbo ci tradition boobu ci ñi defar histoire générale de l'Afrique ci la bokk donc kooku kenn du ko laam-laamee te liggéey ba mu ci liggéey bu mucc ayib la bu ci la jëw sax di def histoire générale ñi ko entouré ay borom xam-xam rek lañ ñu ñëw dëkk léegi may waxtaan ak ñoom ay borom xam-xam yu wóor ñoo fa nekk ñooy waxtaan di ko def mais dafa bëgg ci biir histoire générale bi donc ñi nga xam ne ay universitaire lañ ak ñi nga xam ne duñu ay universitaire mais am xam-xam ci xibaar bokk ci tey boo xoolee problème boo xam ne problème bu délicat la boo ñëwee nga ni da ngay waxtaan ci ñi nga xam ne ñooy sëriñ yi fi nekkoon toujours da ngay am problème parce que ñoom ni ñuy aborder problème yi ak ni ko savant yi di aborder du bokk mais Iba Der am na dég-dég biñ ko nee fii am na problème dafa ni dina ko xoolaat ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal tamit am nañ dég-dég xam naa secrétaire général bi sama rakk ju baax la Mamadou Fall am nañu dég-dég donc ñoom dinañu xayma seet li nga xam ne moo ci baax ñu jël ko dugal ko mais le seul fait nga am idée ne nañ def une histoire générale du Sénégal kooku rek c'est extraordinaire genre initiative bi rek kenn mënu ko fay parce que soo xamul sa histoire te suñu problème mooy loolu histoire bi ñu jàngal yépp mooy li ñu tubaab yi wax ñu jël ko mais ñun ci suñu bopp suñu bindee suñu xabaar xam ku ñun ñooy kan bu boobaa xëy na dinañ xam fu ñu jëm parce que boo xamul foo jóge boo xamul yaay kan doo xam foo jëm boo xam li ñu lëndëmal nii mooy xamuñ suñu histoire mais il faut que ñu xamaat ko bu baax a baax te nag histoire générale bi nga xam ne am na initiative def ko ba wax ko ba guider ko rek loolu amul loo xam ne mën nañ ko fayee Iba Der Thiam. alors jamono ji professeur Iba Der Thiam di génn àdduna nag jamono jooju fekk Sénégal yëpp ñu ngi doon toog di xaar gouvernement bu bees bi te gouvernement boobu ba mu génnee ak léegi est-ce que yaakaar nga ni dans la prise en charge des préoccupations sénégalais yi gis nga ni lii war na si mën a jóge ñu jël ko en charge. waaw xam nga man maa ngi gëstu ba tey rek wax ji ci wax ak dañ koy defee ak loolu mais li ma ci jëlee rek mooy bu ñu xoolee ay consensus yu ñu amoon ay 91 bi fi nga xamee ne kii ngi fi woon ñu mu tuddati Abdou Diouf ba léegi génnuñu ci espèce de consensus boobu mun naa ni sax depuis Senghor parce que Senghor da doon dem ba mu yàgg jël tuuti ci communiste yi jël ci kii waxoon nañ fi la ba ci wax ay compromis historique temps wu ñoom Doudou Sine ak yooyu donc génn guñu ci paradigme boobu. ça veut dire genre baara yëgoo daal entre politiciens. baara yëgoo te il faut ñu def attention parce que même période boobu période du Senghor amoon na ay débat d'idées yu am solo amoon na idéologie ñoo xam ne boo leen gisee wala nga dégg leen dinañ dem
mais dafa mel ne depuis période Ablaye Wade ci la kii boobu dem tendance boobu ci la dem léegi da nga naan nañ bokk parti politique sax tey crise bi nga xam ne moom lañ am ci région bi moom lañ war a xoolaat moo indi crise démocratie régionale donc parti politique yi ne en crise du Sénégal rek de tey boo demee ci biir àdduna bi tamit parti politique yëpp ñu ngi en crise c'est-à-dire que suñu démocratie sur le plan mondial moo ne en crise il faut ñu xoolaat suñu bopp donc ñun dañu war a bokk ci ñuy jëkk ni dañuy réfléchir ci problème mu parti politique ak ci problème mu démocratie ak lien bi muy am ak institution yi ak état de droit ak lépp ñun ñu ngi ciy jéem a gëstu mais tey nañ def attention ci lenn mooy parti politique ak classe politique su fekkee li ñuy def amul loo xam ne lii nit ñi mën nañ ci jàpp loo xam ni wér na mën na jëmale kanam nit ñi mën na gënal kanam seen bien-être mën na jëm a indi jàmm mën na indi leneen gisuñ ko de déedéet tey diine yi ñoom ñoo am idéologie parti politique yi amatuñ idéologie te loolu boo koy seet da nga koy seet rek ci li xew Mali crise Mali lu ñu war a jàng la boo gisee Imam Dicko tey nekk leader politique bi nga xamee ni ñoom ñoo doon contesté M5 kooku dañ ci war a am indi ay jàngat te du moom rek de tey boo demee par exemple ñoom Trump ni ñuy def nii ci seen église protestante yi lañ koy def donc parti politique ak politique war nañ koo xalaataat politique ak impact négatif yi nga xam ne moom lay am di répéter c'est-à-dire que boo ñëwee politique fooy jël dogmatisme bi mu ne sur le plan mondial dañ la naan mu ngi nii rek libéralisme bii ni ñuy def amul benn ñu ñëwee Sénégal mu nekk ci situation boobu changer gouvernement waaw ba pare gis xale yi di dee justement le gouvernement bañ ko changé dañ ne woon relance économique la ak jël en charge préoccupation sénégalais yi gisoo ko à travers poste yu ñu jox nit ñi. gis naa ko c'est que xale yi bu ñu toogee ba ni ñoom seen taagaay fii dee moo ko gën seen dund bi ñuy dund xam naa dund bi may dund dee sax a ko gën en fait ci esprit boobu la ñu nekk alors il faut ñu xalaat lu tax xale yi nekk ci esprit bu mel noonu. daal di considérer que ñoom bi ñu nekk fi mu ne nii maanaam dafa mel ne dee social dafa mel ni comme waa ji dafa mel ni yow yàpp nit rek nga ça veut dire que nit ki du yàpp rek kooram ak du yàpp rek am na xalaatam am na ay idéal am na ay valeur mais bu demee ba nga xamee ne dafay mel ni ko moom dafay gêner il est de trop c'est-à-dire que xale yi bu ñu demee ba suñu biir société ils se disent que eux ils sont de trop dem rek moo fi sës bu fekkee ni bëgg nga tekki donc yaakaar naa ne tey la priorité des priorités mooy xalaat boobu ñu xalaat ko. parce que loolu musiba la si réew loolu. non seulement musiba la mais fa ñuy dem ci seen bopp impasse la ba nekkee ci réew mi nga ne man mënuma tekki dara mënuma am dara maa ngi dem te suñu réew yi dafa naat macha allah suñu or bi da nga fan lay dugg suñu ressource pétrole gaz fan lay dugg. et cetera yooyu. ba pare ngay dégg ni politiciens ñoom ñu ngi dil seen biir di séddoo ay poste loolu day gën a décourager jeunes yi. il est évident que boo ko xoolee doy na waar lool donc il faut tey politique yi toute tendance man léegi ay affaire opposition pouvoir peut-être que am na ne pour man c'est un peu abstrait encore tant que amuñu ay idéologie yu leer tant que amuñu ay perception yu leer tant que amuñu ay vision yu leer. tant que amuñu leadership bu leer parce que li nga xam ne moom la ñu gën a mën a jàpp tey tamit mooy crise de leadership politique kooku moom dafa leer daf ko am na que mën a opposition que mën a pouvoir am na loolu mooy indi aussi problème yi nga xam ni ak confusion yi nga xam ni ak nu mu tuddati appréhension yi nga xam ne moom la ñun ñi ne nañ def attention bu baax pour que bu fekkee ne dañuy am ay action politique yoo xam ne dañ koy def mu nekk dans les institutions politiques mu nekk dans les partis politiques mu nekk opposition mu nekk pouvoir il faut mu am sens il faut que ñu construire ay sens yoo xam ne nit ñi dinañ xam ne lii dëgg-dëgg ab yenu na maanaa lii am na solo lii mën nañ ci jàpp sinon ci feneen la ñuy ngoy waaw ci feneen la ñuy ngoy te kooku mi ngi ñëw de plus en plus ñuy ngoy feneen parce que gëmatuñ leen bu ñu demee ba xam ne gëmatuñ parti yi gëmatuñu institution yi gëmatuñ dara état day màbb donc il faut ñun ñëpp ñu bokk xalaat parce que amoon na xalaat bu ñu defoon mu nekk ci assise yi espèce su ay solution la moom yoo xam ne mën nañoo génn ci li nga xam ne mooy suux bi nga xam ne ñoom ñu ngi gën a suux
alors donc il faut ci sama gis-gis daal problème bii nga xam ne mooy problème mu émigration yi suñu gouvernement bii nga xam ne lañ teg muy opposition ñii nga xam ne ñooy classe politique muy pouvoir ñii nga xam ne ñooy société civile problème mu xale yi ak problème mu jigéen ñi ñu jël ko def mu nekk suñu solo nan lañ koy defee ñun ñëpp ñoo war a bokk xalaat ci loolu parce que lii ma xam ne moom laay gis moo gën a graaw coronavirus ci sama gis-gis. te pourtant corona ni mu tiitale woon nit ñi immigration bi dafa mel ni yëngalul sax nit ñi. mais loolu mooy graaw c'est que tey bakkanu xale yi dafa mel ni xottu gerte bakkan c'est-à-dire nit ñi di dee te du ñu yëngal amuñu ci benn kii c'est que tey waroon nañ nekk situation boo xam ne moom la kii génne réseaux sociaux yi. de deuil national. waaw deuil national dañ ko waroon def tey dañ ko waroon defaral xale yi parce que bu ñu ko defee ça nous permet ñun ñu am temps boo xam ne temps réflexion la ci lii nga xam ne moo amoon na fi amaat fi waaw mais dañu naan mais léegi bu ñu defee suñu deuil bi dañ fexe ba nga xam ne dootu fi amaat que xale yi ci seen bopp daañ gëm Sénégal daañ gëm ne mën nañ fi tekki mais dañuy xool fi mbir mi jógee ak ñuy dem lu tax ñuy dem ak fan lañ bokk ak lan lañ doon liggéey. su fekkee ne yow géej gii nga xam ne moom lañ am te yàlla naatal ko ba mu naat ñoom mënuñ ci jëriñoo ndax fee ñuy dem ñoom ñoo koy jël. waaw bu ngoog. ñoom ñoo koy jël mënoo jël jëni jàmbur licence de pêche yëpp jox ko. waaw bitim réew yi nga jël jëni jàmbur ñooñu nga xam ne ñooy nappkat yi mënatuñ liggéey nga leen du ñu wàllu si du ñu wàllu si mais lan la ñuy def il faut que situation boobu ñu xool ko. fexe ba nga xam ne bu fekkee ne tamit dañuy def ay contrat ak ñu mënti doon ñu seet lan la ñu war a bàyyil ñi nga xam ne ñoo fi ne ndax ñu mën a dund ñu mën a am yaakaar bu ñu amee suñu pétrole ñu xool ak lu ñu contrat ñu ne nan la ñuy def ba nga xam ne askan bii di dund dañ ci am su ko defee dañu mën di ñëw di leen wàllu si gaz bi noonu richesse ressources yi noonu ba pare tamit bu ñu amul politique gouvernance boo xam ne ak li ñuy wax reddition des comptes boo moytuwul alal ji day nekk ci loxo yu néew ñoo xam ne dañuy gën a am nit ñi di gën a ndóol loolu tamit inégalité sociale tey booy xool Afrique de l'Ouest ci àddina bi inégalité sociale yi fii la gën a am te loolu doy na waar c'est que inégalité sociale bu ñu demee ba nga xam ne ci fiir Afrique de l'Ouest nga xam ne ñun amoon nañ ay solidarité moo gën a ngand il faut que ñu xoolaat suñu bopp parce que guerre yi ñuy am ak lépp problème bi yëpp mooy problème mu inégalité sociale yi nga xam ni tamit ni mu mel dafa doy waar te loolu lu koy indi mooy suñu gouvernance bi ak corruption bi ak élite yoo xam ne yii ñoom bu ñu demee ba raw dootuñu xool ci ginnaaw dootuñu xool ci suuf loolu yëpp war nañ koo xoolaat bu baax a baax su fekkee ne bëgg nañu continuer nekk état bu fekkee ne bëgg nañu continuer nekk nation su fekkee ne bëgg nañu nekk peuple boo xam ne dañuy dox ci solidarité dañuy dox ci li nga xam ne ñun ñëpp ku nekk da ngay jàpp sa loxo borom fi ñu jëm fa ensemble mais su fekkee ne yow bopp sa la rek dafa mel ni moom la ñu gën a gis tey. donc il faut loolu ñu xoolaat ko donc réflexion bu rëy moom ci suñu bopp ñun Afrikajom Center moom la ñu bëgg def nga xam ne dañuy boole suñu xalaat. parce que xalaat bi dafa am solo. jamono ji dafa mel ni ñuy jiite réew mi li leen gën a soxal mooy démanteler opposition bi chaque jour nga dégg ni kii dugg na keneen kii mi ngi waaj a dugg et tout ça loolu yaakaar nga ni mën na tabax réew. xam nga bu ñu nee dañuy démanteler opposition dafa mel ni opposition daf ne yàccaaral bu ñu ko démanteler affaire am la. suñu gis-gis affaire am la loolu tamit ay naka laa koy waxate ay symptôme la syndrome boo xam ne mooy ci crise démocratie ci lañ ko war a boole donc il faut. xam nga notion opposition ak pouvoir tey boo koy xool c'est un peu abstrait parce que dañu am crise de leadership ba pare dañu am naka laa koy waxati sax une fragmentation des partis politiques alors yooyu yëpp foog ñu xalaat ko parce que fii bu fekkee ni da nga bëgg tekki dem nekk politique am sa affaire bu ndaw defar sa parti dugg bu ñu nee ñu boole ñu bokk la nga bokk ci campagne nga nekk raccourci nga am dara loolu nag il faut ñu xalaat ko arrêter ko sinon gis nga li ñu am ci am parti politique kenn xamul lu mu doon loolu rek ko andi bu waxtu kii yow naa bokk ñu jox ma sama wàll donc bu fekkee ni politique loolu la politique du loolu politique c'est très noble politique dafa laaj ñun ñëpp ñu bokk ay xalaat bokk ay truc feex ba nga xam ne ku ne ci biir askan bi te nga ne sénégalais rek li nga xam ne moo nekk sa wàll ak nga yelloo ko nga def ko
gëm-gëm bi nga xam ne moom lañ gëm ci Sénégal ñun ñëpp ñu bokk ko état bi nga xam ne moom la ñu bugg tabax ñun ñëpp ñu bokk seet nan la ñuy tabaxee état bi ba mu dëgër waaye bu fekkee ne ñii lu leen neex ñu def ko bu leen neexee ñu jël alalu réew mi te dara du leen ci fekk problème lay am su fekkee ne yow da nga ne man ku bokk suma parti rek yaay tekki keneen du tekki ku bokk suma parti wala suma kii du fekkee ne yow dañ la war a juger duñ la juger kee nga xam ne bu defee lu tuuti bugguma contre ma juger ko dóor ko mu daanu kumba am ndey ak kumba amul ndey il faut ñu xalaat nan la ñuy fexe ba c'est pas pour rien la question de l'équité dafa am solo lool la question de la justice sociale dafa am solo lool ci suñu ay culture boo jëlee suñu conte ak suñu tradition orale boo xool yépp boobu la ba pare day am toujours benn morale bu ci ne donc soxlawul sax ñun dem di jëggaani lan mooy naka la ñuy waxati moralité publique lan mooy gouvernance ailleurs bu ñu jëlee suñu tradition orale rek te dañ koy fàtte littérature bi ak culture bi nga xam ne moo ñu mën a permettre sax ñun ñu tëb daal di avancer nekkat dañu ko fàtte foog ñu dellu si waat ci culture yi nga xam ne ñun ci suñu bopp ñun ñoo ko produire ci idéologie ñu produire pour xool nan la ñuy génne ci suux bi nga xam ne moom la ñuy suux bés bu jot te am ay alal yu dul jeex. waaw rapidement coowal troisième mandat commencé taal sous région bi Guinée jël na wàllam Côte d'Ivoire jamono ji tamit ñi ngi ci Sénégal ñun ñi ngi xaar est-ce que da nga yaakaar ni Sénégal dañoo war a leeral coow loolu définitivement ndax de 2011 yaa jiite woon M23 xam nga bu baax loolu ni mu mën a yàqee réew. xam nga man coowal Sénégal sax dama koy daw. waaye am na loo xam ne nag dama foog ñu wax ko maanaam troisième mandat pour man posan la pour démocratie posan la pour suñu société te troisième mandat moo yées coup d'état te loolu la ñu war a toog xool te troisième mandat ñi koy def daal di foqati fitna rek la ñuy andi te it bu fekkee ne dañu bëgg toog ci nguur gi dañuy dox ci ay cadavre xoolal li dee Guinée depuis nga ni man maa ngi def sama référendum pour le troisième mandat ëpp na ay 100 morts di dem Côte d'Ivoire bi ñu ne man damay def troisième mandat ëpp na 100 morts di dem féewaloo bi am ak fitna bi am bés bu jot mais yoo xam ne dafay yàq état mais yooyu mën nañ ko moytu donc problème mu troisième mandat dañ ko war a régler biir CEDEAO ni troisième mandat amatul. te it loolu dafa am solo parce que crise yi ñu am moom laay wax tout le temps crise régionale la crise démocratie bi crise régionale la mécanisme yi ñu am te ñu faible tey li nga xam ne gis nañ ko ràññee ko mooy CEDEAO ak seen mécanisme prévention des conflits règlement des conflits dafa nasax donc loolu yëpp ay problème troisième mandat indi ko mënuñ ci dara mënuñu arrêté fii li xew Guinée mënuñu arrêté li nga xam ne moo xew Côte d'Ivoire même adduna bi tey Bachelet ci boppam génne na benn communiqué de presse di wax ak di ñaawlu li nga xam ne moom moo am biir Côte d'Ivoire donc dañu nekk ci àddina boo xam ne ñun ñoo mën a yar suñu bopp ñun ñoo mën a juboo suñu biir bopp ñun ñoo mën a am ay règles yoo xam ne ñun ñoo ko defar ñun africains yi ba pare respecter règles yooyu te règles yu baax lañ defar mais nag da ngay gis koo xam ne nguur gi neex na parce que nguur dafa mel ni drogue buñ ci toogee rek mel ni mënatuñu koo bàyyi. il faut ñu seet nan la ñuy chef d'état yooyu nga xam ne dañu am problème yooyu am problème psychologique la ci man accro boobu ñu seet nan lañ leen ci génnee ndànk-ndànk wala ñu trouver ay mécanismes yoo xam ne accro boobu du am sa waxtu jotee rek nga jóg dem nga dem sa yoon. waaw jërëjëf Aliou Tine ñu ngi lay gërëm bu baax fondateur Afrikajom Center nekk aussi ku ñu ràññee ci wàllum droit de l'homme ñu ngi lay remercier. jërëjëf merci bien mbokk yi fii la ñu yem ak yéen ci invité mi journée bi.